ñëwaat leen ci xibaar yi di ko dooree ci xibaar bi nga xamante ni xibaar bu tiis la benn mécanicien boo xam ni da doon dawal charrette da doon dawal wala bokk moto Jakarta fële ca Daara moom moo mbëkk benn charrette mu daal di faatu jamono gi ñuy wax ak yéen néewam mu nga ca centre hospitalier bu Daara wala bokk bu Touba. moom nag ki doon dawal nag charrette bi moom daal dinañ koy teg loxo gendarmerie yi ñoom ñoo ko teg loxo ndax nag moom moo mbëkk mécanicien boobu nga xamante ni dafa nekkoon ci Jakarta. beneen tiis am ca Ndar ndax nag benn waay joo xam ni toll na ci juróom-benn fukki at moom moo faatu ni dafa xaru ndax nag ëllëg dañoo war a àtte ca tribunalu Ndar ñaari doomam yoo xam ne dañoo leen tuumaal wàllu càcc moom nag tey jii ñu fekk ko mu yeew boppam ca biir néeg ba dañ ciy dem ànd ceeg Ousseynou Diop. tollu woon ci juróom-benn fukki at Djibril Sall ñëwoon ci diwaanu Ndar Géej ngir nag mën a fekkee procès bi nga xamante ni dafa doxoon ci doomam ak benn soxna soo xamante ni da leen doon accusé ni dañ ko sàcc waaye ci benn kër bu nekk ci Daaru fa la mujjee nag daal di xaru. puisque ci fajar gi la mu ngi xëy na ci jàkka ji ci suuf di julli léegi nag moom ba mu jàppee ba génn ci toilette war a yéegaat rek ci la jàkkaarloo corps bi muy lang mu dem daal di woo beneen frère am bi ñoom it ñu daal di constaté daal ñu koy yëgal par la suite. rakam di Abdoulaye Sall di témoigner ci mbir mi moom jàpp na ni jafe-jafe bi nga xamante ne amoon na ci diggante ñaari doomam ak benn soxna moo waral lii lépp am. donc ay doomam ñoo amoon problème ak benn dame affaire bi atterri justice jugement bi teel a war a nekk mais ci suñu surprise ñun ñëpp gis nañ ko def xaru. Abdoulaye Sall di naqarlu mbir mi na mu mujjee moom nag ci kàddoom nañu mënati ay doomam ci kanamam bokk na ci la ko naqari ba tey jilee lii mujj am. xëy na c'est entre doom ak waajur lu mu yegg ci doom xëy na loolu moo fi am mais yooyu yëpp ndogal yàlla la te ñu ngi sant yàlla bu baax le reste maintenant xam naa dañuy bàyyi rek la justice fait son travail. sapeur pompier ak police scientifique yàggoon na lool ci kër gi nga xamante ni fii la nekk ci Daaru néew bi ñu ngi ko mujjee yóbbu ci hôpital régional bu Ndar police itam ubbi na l'enquête. waa kon ana lan moo dal société bu Sénégal bu nit xaruwul ñi ngi reyante ci sunu biir ndax société bi ci boppam moo feebar laaj nañ ko kenn koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu wi di professeur Benoît Tine moom nag am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ndax nag fan yee rek tam yéen a ngi dégg benn bijoutier jaaykatu or boo xamante ni dañu ko faat ci anam yu ñaaw a ñaaw dañ ciy ànd ak Boubacar Diassi ak Lamine Mandian. faat bi ñu faat bijoutier bu tudd Ndongo Gueye ca Dakar mën nañ fekk explication yi ci ab tawat bi dal suñu société sénégalaise bi suñu sukkandiku ci jàngatu professeur Benoît Tine mi nekk sociocriminologue ca UFR sciences économiques et sociales bu université Assane Seck bu Ziguinchor. de façon générale au Sénégal mooy que am na phénomène yu bëri yoo xam ne ce sont des phénomènes transversaux yoo xam ne à chaque fois dañuy am ay implications ci lu mel noonu mooy drogue bi. xam nañ ne sinébar bi problème la nit ki su tuxee mën a tàggoog saagoom et voilà mën na dem ba ci boom nit mën nañ wax tamit que li tubaab di woowee promiscuité le fait que nit ñi di dajaloo ci biir gox yi ci biir gox-goxaan yi le fait que peut-être ci dëkku kaw yi amatul dara ñëpp a ngi ut si les grandes capitales régionales wala capitale nationale muy Dakar le fait que capitales yooyu noonu wala dëkk yooyu noonu amuñu jumtuwaay yu war pour vraiment accueillir leen ñu mën a dëkk dans de bonnes conditions loolu yëpp ci la donc ça veut dire que nit ñi ils vont s'entasser par dizaines dans des chambres et cetera loolu yëpp mën na indi problème mën naa wax ci aussi mooy que frustration yi nit ki le fait que muy am ay déception le fait que ñu koy tooñ le fait que ñu koy bun xatal yooyu yëpp da koy denc ci boppam da koy denc di muñ ba am na foo xam ne xëy na dootul mënati muñ et que il suffit juste d'un tout petit déclic le fait que peut-être fay ñu ko lii le fait que dañ ko wax lii dañ ko saaga et cetera un tout petit déclic pour que mu exploser. waaye tawat boo gis am na li koy faj moo tax suñu sukkandikoo ba léegi ci jàngatu professeur Tine tawat bii daal suñu société daanaka am na garab bi koy faj. comme malade bi dem hôpital ku feebar day dem hôpital donc nit société bi ci boppam dafa feebar une société malade d'elle-même li ñu koy faje mooy xëy na dañ koy wax mais j'insiste encore là-dessus ñoo ngi koy wax di ko waxaat études yu bëri ay gëstu yu bëri wane nañ ko ñu delluwaat ci suñuy valeur société boo gis am na ay valeur am
mais ñun lu tax ñu bàyyi suñuy valeur di dem di jël valeur keneen ah lu tax au nom de quoi te suñu valeur dañ leen xeeb pourquoi être complexé nañ delluwaat suñu valeur loolu laay tuddee remembrement du lien social. ci fàttali bijoutier bii di Ndongo Gueye dafa jékki-jékki réer te kenn gisatu ko diir ay fan yu bari balaa ñu koy fekk Cambérène ci région bu Dakar ci ab oto fekk mu ñàkk bakkanam bu takk der yi ubbee l'enquête ci lañ jàpp ab suspect waaye bu ñu ko xasee ba acté ba jàpp ni ab assassinat la def maanaam faat doomu aadama te fekk nga préparé ko dina tëdd kaso ngir dundam te ñu koy liggéeyloo ay liggéey yu metti mu neex ko mbaa mu naxari ko. ñu teg loxo benn doomu Sénégal boo xam ne nappakat la moom nag ndogal daka fekk ci biir gaalam ndax dafa yóbbaale woon mu ni benn nappkat boo xam ne doomu Mauritanie la bañ leen saytoo nag dañ caa fekk ay mbir yoo xam ne ñu ni dañu ko tere boobu ba léegi nag ñu ngi ko teg loxo ca Mauritanie moom doomu Sénégal boobu di nappkat ña nekk ca Ndar di nappkat ne moom ñu ngi woo nguuru Sénégal ñu jàppale leen ndax xamuñu jamono yi ñu ni ana fan la féete dañuy déglu ki yor seen kàddu nappkat yooyu nekk ca Ndar ñu koy wax Yamé Dieye ci micro Ousseynou Diop. sunu benn collègue bu tudd sëñ Xaarim Kan yàlla dafa dogal dafa ko arrêté Nouakchott ak gaalam demoon ci ndigalu état ndax dafa defal woon 15% bi mu fi jógee di dem mu am benn natt bu ko dal mu am benn Mauritanien bu mu doon yóbbaale fekk Mauritanien bi xëy na yeb na sàngara ci gaal gi te moom xamu ko bi mu àggee nag nu arrosé ka jàpp ak boobu ba léegi toll na si 6 jours yàlla dogal mu nekk ci xat-xat boobu ba léegi nag xamuñu ci yan jafe-jafe la nekk xamuñu moom tamit si lu mu nekk te alal ja mu yore bu amul taxaw yàqute bu nekk mën na sa am. waral sunu jotaayu tey bi ñu bëgg di interpeller sunuy kilifa yi nga xamante ni ñoom nañu bokkal Saint-Louis pour ñooñu ñu mën leen teggi loxo foofu ñu nekk ci Nouakchott. crise bi nga xam ne am na ci njàngale mi ñi nga xamante ni ñooy les gouvernements scolaires tey jii wàccoon nañu ci mbedd mi ndax nag di ñaawlu grève bi nga xamante ni jàngalekat yi ña nga ca boobu ba léegi te ñu ni yàgg na lool ñoom nag ñu ni dañoo bëgg a delluwaat te classe ya di woo itam nguur gi bac bi nga xamante ni ñi ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñu jéem ko toxalaat ndax nag ñetti weer a ngi ni ñu ni jànguñu dañ ciy déglu reportage Habib Faye Mohamed Dieng. dañu sonn ci grève yi dox di wëy yu enseignants yi di def kuréel gi ngànk gouvernement scolaire yu département bu Dakar gis ne faaw rek ñu dégg leen tey. bëgg a jàng rek moo ñu fi indi pas autre chose ça fait plus de 2 à 3 mois suñu camarades yi jànguñu suñu camarades de classe yi jànguñu en 9 mois même programme bi pour ñu jeexal ko c'est tout un problème en 9 mois c'est tout un problème pour ñu jeexal programme. ça fait des mois plus exactement 2 mois 29 jours defuñu ko ñun ñu nekk ci public bi déjà profit dañuy grève ci public yi te buñ demee ci privé dañuy jàngale. ñun ay élèves de terminale le 27 juin ñu ne dañoo war a def bac amul bac pour public amul bac pour privé benn bac la. dugguñu ci salle de classe yi def cours benn yoon waral na ñu ne mbedd mi rek la ñu am ngir seen njàkkare askan gi war koo mën a xam. ñu ne pays boo xamante ni dafa bëgg a développer pays boo xam ne dafa bëgg a développer ñun nii lañ nar a développer. dund nañ situation bi tey mënuñu toogaat 12 ans wala 13 ans après sunuy rakk di dund lii. donc loolu lañ ne daf fiy jeex. ñuy ay ndaw di jàng waral na itam ñu tàll ak seen loxo nguurug Sénégal mu xoolaat bu baax programme scolaire bi waaye la ko gën di ëppal solo bokk na ci tamit bésug examen yi nañu ko randal. loolu moom amul sax wax parce que moom moo toog seeraan bu heure bii nii est-ce que li war a def lenn la mooy repousser examen yi. nous on va réussir en plus ñun lu ñuy laajte nii suñu droit la jarul sax ñu koy ñaan ñun ñoo ko moom. bon mun nañu waaw ça va nous arranger en plus c'est tout à fait normal pour ñu pousse examen yi pour ñu pousse ko loolu nécessité la en plus profit nañu commencé di ñu jàngalaat. déjà suñu programme AG plus de 48 leçons est-ce que mën nañ ko jeexal fii ak ñu ngi ci 3e leçon est-ce que mën nañ jeexal suñu leçon yooyu fii ak le 27 juin histoire géo ñëw na philo am na ñoo xam te ne jeexaguñu seen domaine 1 matière bi dafa bëri leçon yi dañoo bëri. prof yi ñu ngi grève jàngale wuñu léegi mu mat ñetti weer tooguñu ci classe jàng mu doon loo xam ne ëllëgu nag xel te seen quantum horaire matagut
loolee rek doy na ngir ñu wàcc ci mbedd mi ñoom gouvernement scolaire yu Dakar yi ñu dox dalee ko ca place de la nation jëm ca rond-point RTS ànd ak activistes yi député yi ak tamit seeni waajur yi ñëwoon tàllal leen loxo ngir dooleel leen. kuréel gi ëmb gouvernement scolaire ya nekk ca Mbàkke ñoom itamit ñi ngi yu woote wàllu ndax nag ñoom ñu ni leçon yi bare na te itam sax dañoo bëgg nag programme bi nga xam ne moom lañ leen di jox ñu yeesalaat ko xoolaat ko ndax dafa metti lool te méngoowul ak ñi nga xamante ne ñoom moo war a doon fi ñu toll nii ci at mi wala ci àdduna dañ ciy ànd ak wala ñu déglu si soxna Astu Waalo moom moo jiite collectif gouvernement scolaire ba nekk ca Mbàkke dañu koy déglu ci micro Papa Bala Gaye. essentiel débat bi mooy dañoo bëgg ñu wàññil ñu programme bi parce que mën nañ ne liñ ñàkk moom mënatuñ ko rattraper te wax dëgg yàlla bu fekkente ne toog nañu fii di xoole ñu bàyyi ba état ak enseignants yi déggoo ñun élèves ñooy victime parce que dañuy xëy ñu ne ñu première semaine ñu def ay devoir ñu def ay kii am na ci yenn élèves yoo xam foofu la ñuy jaaree essuyer ñu yaakaar ne ci ñoom la alors que du ci ñoom maanaam li ñu waroon a jàngee lañ jàngewul comme ne li ñu waroon a jàngee jàngewuñ ko ma yaakaar ne programme bi ñu waroon am mën nañ koo am ci année moo tax dañoo bëgg ñu wàññil ñu programme ñun prolongement sax dañoo arrangé parce que on est fatigué jamono yi ñu toll ñu prolongement arrangé wuñu li ñu arrangé mooy ñu wàññil ñu programme parce que bañ ñu waree jàngaluñu bu teree d'entente amee ngir yàlla bu ñu xëppaloo. mu mel ni kon jàngalekat yi nekk ci grève dégguñu wooteep wàllu élèves yi nga xamante ni boobu ba léegi ñi ngi ci mbedd mi di laaj jàngalekat yi ñu delluwaat ca classe ya suba gouvernement enseignant ya war nañu dajawaat waaye ki nga xamante ni moom moo jiite CUSEMS moom nee na ndaje moomu séntiwu ci dara benn avancement du ci am lu mu bëgg moom Abdoulaye Ndoye sax mu ni président de la République si boppam dugal ci loxo bu fekkee bëgg nañ cee am saafara moom Abdoulaye Ndoye jiite CUSEMS moo nekkoon ganu Infos Matin. rafetul xale yi génn ne dañoo bëgg a jàng loolu mooy wane seen jaaxle seen angoisse waaye xale yi bu ñuy wax nguur gi la ñuy waxal président la ñuy waxal ndax président moo yore njàngu réew mi moom moo yore la politique éducative moom mooy décider président moom moo signé ak jàngalekat yi xaatim jël ay engagement ne lii app bi bu jotee dinaa ko defu ko. président moo yónni ministère des finances mu ñëw wane ay chiffres yoo xam ne chiffres yi baaxul amul fiabilité amul sincérité kenn mënu ko lire moo tax jàngalekat yi ne wax leen ñun jàngalekat ñaata la ñuy am parce que dañu ne yamale la ñu wax correction des inéquités. defe naa ne bu ñu dégloo tey élèves yi gis élèves yi xool mbir mi fu mu toll président warul sax xaar suba kii c'est une urgence nationale une commande nationale une demande nationale président na woote. mën na ko déglu jàngalekat bi déglu jaaykat bi déglu commerçant bi déglu élève bi déglu parents d'élèves yi déglu journalistes yi bañ a déglu partisans yi politiciens yi ñoo xam ne leen rek a leen intéressé mooy ñu falu ñu jox leen poste président na déglu réew mi. feebar boobu ñuy wax poliomyélite moom mi nga xamante ni dafay lompoñloo xale yi ku mu dal daanaka amatul woon ci Sénégal waaye gisaat nañ ko fii ci Ndakaaru ak ca Touba docteur yi ñoo ko wax nee nañu li ko waral moom mooy ne yenn ci njaboot yi dañuy lànk yóbbu seeni doom ñu vacciner leen moo tax nag ñi ngi woo ñoom waa région médicale bu Dakar képp kuy imam wala ko boo ñi nga xamante ne bu ñu waxee ñu déglu leen ñu jàppale leen ci sensibilisation bi bu ko defee parents yi mën a yóbbu xale yi ñu mën a ñàkku contre la poliomyélite tey nag ndaje amoon na ca hôpital Gaspard Camara dañ ciy ànd ak Aminata Mbare Sow Alioune Diagne. feebar bi joxe laago ci xale yi la ñu jàpp ni dafa tàmbaliwaat fii ci Sénégal ay prélèvement yu ñu def ci yenn sites yi nekk fii ci Sénégal di ko wane. fi ñu ko njëkk a constaté mooy tamit di wax ne ñun ñi ngi faj waaye ñi ngi seetu tamit yenn feebar yi ndax dugg nañ Sénégal wala dugguñu Sénégal ci la ñu gisee que ne virus bi ci boppam doomu jàngoro bi gis nañ ko ci environnement mooy bi ñu dañuy def ay prélèvement ci yenn site tel que surtout xurunaan ak surtout Cambérène bi ñu defee prélèvement yi ci lañ gis que ne am nañu doomu jàngoro bi mi ngi circuler. loolee ñu jàpp ay facteurs yu bëri moo ko waral bokk na ci yenn parents yi nga xam ni dañuy bañ seen doom yi dem ñàkku ji. bi ñu ko seetoo ba seet doomu jàngoro bi sax dëkkul Sénégal waaye indi nañ ko
donc xam nga kon mouvement population moo koy indi te su duggee fii rek laal suñu doom yi tamit ñoom it mën nañ am poliovirus bi te loolu li koy firnde mooy Dakar am nañu ay cas de poliovirus nga dem Touba am nañ fa ay cas nga dem yeneen région am nañ fa ay cas moo tax ñu ne jug jot na pour que ñu vacciner xale yi aar leen tant que virus bi mi ngi circuler rek le risque est là. beneen campagne ñu daal di koy lancé ngir vacciner xale yi lu jëm ci wàllu laago bile yoon nag ñu dugal ci loxo ñii di ay imam ak yeneen porteur de voix yoo xam ni dañ leen di gis ci rajo yeeg télé yi. population bi ñu bare xañ na nañ ko war a déggee duñ ko déggee tax na bu ñi ñàkk wala ñu toqal xale yi ay yooyu buñ duggee ci kër yi nit ñi duñ mën a am ci ñoom confiance waaye nag fokk mu leer ci bopp nit ñi ñoo xam ne lii ñuy def nii kat feebar bee tax ci nangam ji ko war su boobaa yaakaar naa loolu ndax njaboot gi nekk saa boo feebaree ci kër docteur ngay dem kon yaakaar naa lii ñu bëgg a def nii moom bu fekkee dañ koy defit lislaam ànd na ci te it ñu nit incha allah lañ ci war a mën jàpp incha allah dañ ci jàpp baax a baax. feebar la boo xam ne defe naa ñun ñëpp xam nañ ko ndax ku nekk ci Sénégal boo xoolee at bi nga xam ne daawuñu ko def ku nekk am nga doom boo xam ne la faj na ñu demoon di ko liggéey nit ñi di ñàkku ji ba mu jeex waaye feebar bu mujj bi mu ñëwee ak wax ji nga xam ne ñu ngi koy wax ci problème mu ñàkku yi mu indi benn jafeñ-jafeñ boo xam ne ñëpp ragal ko kon loolu nag moo tax ñu wooñu ci li nga xam ne moom la ñu jàng xam ko te dañu ne alwiqaayatu xayrul mina ilaaj fegu moo gën faju ndax fegu moo gën a yomb faju kon ñu ñëw toqalal sa doom ay quelques gouttes loolu du ko dalati à vie ci dundam moo gën a yomb yaramam tàng nga bàyyi ko ba mu mujj nekk lompoñ nekk koo xam ne ku wàññeeku la ci sa biir di la sonal. datu 25 ak 27 février la ñu jàpp ngir amalaat deuxième campagne de vaccination contre feebar laago loole nag ñu ngi ko jagleel xale yi nga xam ni ñu ngi soog a juddu ba am juróomi at. Alessi Ndiaye moom de dundam am na njariñ ni ko xale yi waxee ma nga fekk baax ca Linguère mu daal di jiite Union pour la sauvegarde des enfants en difficulté li ko yitteel moom Alessi Ndiaye mooy taalibe yi nekk ci mbedd mi di ci dund nekk ci jàmm moo tax it nag moom Alessi Ndiaye ñu wax ni moom moo jiite commission sociale bu mouvement Y en a marre depuis 1995 fexe na xarafal lu toll ci junni taalibe fexe itam ñu am extrait de naissance dañ ciy ànd ak ci reportage Mamadou Moustapha Ndiaye. mu bokk ci mouvement Y en a marre Alessi Ndiaye di taxaw ngir jàppale taalibe yi ren dugal na néegu góor lu toll ci juróom fukki xale. Union pour la sauvegarde de l'enfance en difficulté ñetti activité la am mooy taalibe yi les détenus ak cimetières yi parce que vraiment ñetti activités yi moom lañ am peut-être bii moo gën a fës mais ñetti activités yi moom lañ am. mais taalibe yi li tax ñu gën ci fës c'est parce que comme ni ma ko waxee chaque fois man dama jàpp ne ay innocent lañ te vraiment innocent dañ ko war a jàppale d'autant plus que 90% ci ñoom li ñuy def seen ay parents ñoom ñoo leen ko defloo. di ku nu ràññee lool ci diwaanu Linguère ga mu fekk baax moom mi taalibe yi rek ñoo ko ñor day faral di amal ay audience foraine ngir wutal leen kayitu juddu. bii mooy circoncision bi am na bon audience foraine yi muy organiser ak ñoom pour ay extrait de naissance am na aussi des fois ay collecte de nattes yoo xam ne dama leen koy jox chaque fois dama leen koy yóbbul. xaritu tànk yooyu di kuy xeexal daara yi looloo tax àndul benn yoon ci état bi jëlee ñii di taalibe yi ci mbedd mi. waaw état moom li ma la chaque fois rek mooy peut-être chaque fois dañuy engagé procédure yi mais dañuy reculer mais li ma wax peut-être xëy na fi ñuy war a jaar dañ fa dul jaar parce que d'habitude ñi nga xam ni ñoom ñooy def retrait des enfants seen bureau lañ toog duñ dem sur le terrain parce que aussi pour nga def retrait des enfants il faut nga dem sur le terrain xool xale ci yan condition lañ nekk pour nga war leen a mën a jëlee foofu yóbbu leen parce que aussi problème bi mooy bu fekkee am nañu suivi bu fekkee ñëpp jàpp nañ ci comme ni ñu ci war a jàppee moi je pense que ne du jar sax muy am retrait des enfants mais malheureusement c'est que ñoom jàpp bi ci war pour xale yi defuñ ko. mu ràññee ko lool ngir jàppale gi muy jàppale taalibe yi ci atum 1995 ba tey jongal na lu toll ci juróom-ñetti téeméeri taalibe seeni sëriñ am ci mbégte lool. Alessi Ndiaye yal na yàlla fay ci loolu nga nekk mu mel ni juróomeeli session master sécurité nationale jeex na ña ca nekkoon doon ca ñi leen say tàggat toll nañu ci ñaar fukk jot nañu seen diplôme tey jii ci suba ci wàllu sécurité nationale dañuy ànd ci reportage bi ak Cheikh Diop.
toll nañ ci ñaar fukki nit yoo xamante ni daal dañ leen tàggat bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu sécurité énergétique ak itam sécurité alimentaire master sécurité nationale mu nekk ci juróomeelu session. promotion bi liñ ci waxtaanee muy sécurité énergétique ak sécurité alimentaire doon na loo xamante ne ay défi la waaye tamit ay mbébét yoo xamante ni des nañu ko am ba waral na itam ñoom daañu def seen kéem kattan ba nga xamante ni lépp li nga ñeel wàllum prévention la dinañ ko def waaye li nga xam ne moo ci ëpp solo moo di xam-xam nga xamante ni ñoom ñii di doog a génn yor nañ ko ngir gën a mën a aar réew yi. da leen di tàggat ci wàllu kaaraange naka la ñuy gën a mun a saytoo problème yi nga xam ne ay problème de sécurité am suñu biir wala mu nekk li ñu wër naka lañ koy mun a saytoo gën ko xam gën ci mun a buñ ci seen liggéey gën ci mun a buñ leen laajee maanaam lan lañ ci mun a yokk wala lan lañ ci mun a indi pour saafara ñoom dina fekk ñuy yor jumtukaay yooyu. bu ñu sukkandikoo ci général Mbaye Cissé réew bu Sénégal bokk na ci modèle yi nga xam ne nag ñoom ñooy wuttu wàllu kaaraange yeneen dëkk yi itam mënees nañoo xool ci ñoom. te ak problème défense maanaam lépp loo xam ne mu ngi wundu càmm ak kaaraange dafa nekk loo xam ne dafa soxal nit ñi. te Sénégal damu ci ginnaaw kon. suñu auditeurs yi il faut ñu wan leen benn exemple de réussite en matière de coopération africaine boo xam ne am na impact ci seen sécurité ak seen dunduwaay. Djibi Diallo bokk ci ñaar fukki éditeurs yi nga xam ne nag moom moo ñeel juróomeelu promotion bu master ñu ngi ko tàggat ci lépp lu ñeel wàllu criminologie jamono yi nag réew bu Sénégal dina wéyal lépp lu ñeel wàllu wi ngir rek jàmm daal di des fii ci réew bu Sénégal. yenn formation yoo xamante ne dafa ñëw ci sécurité ma damay daal di intéressé parce que dafa yokk suñu xam-xam suñu taxawaay ci wàllu boobu. tey mooy jàppale suñu réew lépp luy mise en place d'une stratégie pour en tout cas sécuriser suñu réew. sécurité sous région bi sécurité adduna bi fu wàllu problème sécurité taxaw ci adduna bi war na ci mën a am ay production ay xalaat yoo xamante ne bi dafay effectivement dimbali suñu réew pour ñu mën a jël ay décisions yu baax. ñi leen nag nga xam ne daal dañu jot seen ay lijaasa dina mën a tax ñu am ak génne nag ubbeeku woo xamante ni mu ñeel wàll wi rawatina lépp lu soxal wàllu kaaraange ci biir réew mi. bu ñu jógee Sénégal dañuy daal di rek daw yër xaw a xam lan moo xew biti réew dañuy dem ca France ndax foofu xam ngeen ne jóge nañu ca Mali seen wàllu militaire ñoom nag nee nañu dañoo jóge Mali rek ànd ceeg seen i naataango yoo nga xam ne ña nga ca Europe waaye dañuy des nag ci Sahel bi ngir xeex terroriste yi moom nag nee na phase yu bari la ñu fas yéene bi yoon lal seen stratégie ki ko wax moom mooy le général de brigade Michel Delpy dañu koy déglu ci micro Maymouna Ndiaye. Le premier volet. bi ci njëkk mooy dinañu dem naam wante nag dafa am lu bees maanaam ñun fi ñu engagé woon li ñu doon def daal ci yenn réew yi rawatina ñu fare ci Sahel duñu ko dakkal ñi nga xam ni bëgg nañu ñu jàppale leen itam dinañu taxaw moo xam la ay jumtuwaay la yoo xam ni dafay ànd ak xarala yu yees yi rawatina nag ay roppalaan yoo xam ni day mucc ci nag xeexuma terrorisme bi nga xam ni ci la ñuy dox lu rek waa Mali ñoom dañoo def choix rupture de confiance que ñun li ñu nekkoon dañ ciy dellu ginnaaw déedéet ñi nga xam ni dañoo soxla suñu ndimbal dinañ taxaw nag tembe ci li ñu bëgg nag ñu buñ ko mënee daal ñu jàppale leen ci loolu gisuñu ci benn jafe-jafe mbir yi nag politiquement ñun daal liggéey bi ñu daan def mënatuñ koo yeggalee ndax kat léegi wóoratul rupture de confiance am na te nag lii ñu def décision boo xam ni mënul woon ñàkk. xam nañ ko tey Russie daal dinay dal ci kaw Ukraine moom nag maanaam guerre la ñu wax ne moom moo fa am kon ci subaak léegi ki nga xamante ni moom mooy njiitu Russie di Vladimir Poutine moom nag dëggal na li ni mel te nee na képp koo xam ne nag àndoo ci li mu def lu la ca fekk nag yaa ko teg sa bopp ay kàddoom la ñuy teelu ki ko tekki mooy Chérif Dia. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, kaddu yi maa ngi ko yëkkati jagleel ko béppum réew bu jóg ngir gàllankoor lii ñu nas ku ko def menace lañ ko jàppe ci askanu Russie te Russie moom képp ku ko menacé tontu ba jar naa xaar ndax lu gaaw lay doon conséquences yi it na ngeen ko mën a mesurer loolu na leer ndax ñun xam nañ lu ni mel ci sunu histoire
jël nañ bépp matukaay ak ab dogal ci wàllu ngir dara ban ñoo bett kon loolu na leer ci seeni nopp. Надеюсь, что я буду услышан. Les bonnes feuilles de la rédaction comme ni ñu koy faral di defee tey jii nag ñuy xool livre bi nga xamante ni dañu ko jagleel professeur Iba Der Thiam bi duppe ko mélange offert au professeur Iba Der Thiam mu toll nag ci ay textes yoo xamante ni ñi ko dajale ñoom ñooy professeur Momar Ndaw Abdou Karim Tandjigora ak Daouda Diop dañ ciy ànd ak Ibou Diouf. téere bi ñu duppee mélange offert au prof Iba Der Thiam di ab sargal wala saxam njukkal ñi def li ni mel di ay ndongoom ay xaritam ak i andi jàmmeem. ñun ci sunu aada professeur suy dem retraite maanaam xaritam ñi doon liggéey ak ñoom am di jàmmam yi dañuy dajale maanaam ku ci nekk pàcc bi nga nekk xam-xam bi ngay gëstu nga gëstu ci bind ci jagleel ko. xalaat bi nag ñu duppee mélange ñu ne danañ ko faral di gis ci université yi waaye képp kuñ ko defal rek xamal ne sa jaar-jaar rafet na loolee waral bi le téere. fanweeri intellectuel yoo xam ne ñii Sénégal la nekk ñii Mali ñii Bénin ñii Côte d'Ivoire ñii États-Unis ñii Europe ñu ne daal professeur balaa muy dem retraite mën ko njukkeel. njukkeel bi moo ñu bind benn téere jagleel ko mooy téere. professeur Iba Der Thiam ñu bëri ne ku ko yellool la ndax jaar-jaaram li mu jot a liggéey ci njàng meek njàngale mi ak lépp lu wàju ci wàllu xam-xam. d'ailleurs génnoon na sax balaa muy wàcc liggéey waaye bi nu ko programmé pour defal ko hommage mbas mi dafa ñëw lépp tënku dem nañu ba këram jox ko keroog bi nu ko joxee daanaka dafa craqué. dafa kontaan mu ni bett ngeen ma lool. jamono ji nag ñu bokk dëxëñ lépp loo xamante ne xamal nañ ko professeur bi le jaar-jaaram taxawaayam ci université bi ak li nga xamante ne jot na ko liggéeyal réewam ak askanu der bu ñuul. ci li mu nu bàyyeel daal mën nañ ci jàpp gëm ak dogu ci nit ku ñuul ñu jox ko wàccuwaayam dans le concert des nations. histoire africaine aussi ñu jox ko wàccuwaayam. parce que moom nee na domination bi ci gën a garaaw mooy dominer xel yi. mélange offert au professeur Iba Der Thiam ñu ne ñu bëri amoon nañu yéene bokk ci bile téere wante yéene bi moo di sargal ki nga xamante ni daanaka dundam yépp jagleel na ko askanu der bu ñuul ak réewam di Sénégal. professeur Iba Der Thiam di manqué lool Sénégal ñu di ko ñaanal moom professeur mu xippee ci àjjana firdawsi jeexale ak basketball ndax xam nga ne ñi ngi waajal coupe du monde bi nga xamante ni 2023 lay am zone Afrique nag Sénégal ca la bokk tey jii bu ñu laajee ki nga xamante ni xam-xam dafa màcc ci wàllu basket ñu koy wax Bamba Kassé nee na poule bi nga xamante ni Sénégal bokk na ci poule bu am na solo ndax nag mooy poule D bi nga xamante ni Kenya nga ca naka noonu RD Congo ak Égypte waaye moom Bamba Kassé lu mu wax mooy ne bu ñu naagu benn yoon les Lions du Sénégal dañ ci ànd ak Cheikh Diarra. L'équipe nationale de basketball du Sénégal paraît à toutes les éventualités pour les besoins de la deuxième phase des éliminatoires du Mondial 2023 zone Afrique. Avec un effectif à majorité de joueurs évoluant en Europe, elle peut bien tirer son épingle du Sénégal am na lu mu mën a defee ñaareelu pàcc éliminatoire mondial 2023 zone Afrique bu baax ak gaynde yi nga xam ni lu ëpp ci ñoom ñi ngi yëngu ca Europe équipe nationale bi mën na def jaloore ci poule D bi. Je ne pense pas qu'on puisse parler de préparation très courte par rapport à qui? Par rapport aux autres équipes qu'on va rencontrer, Kenya, RDC et Égypte, nous avons les mêmes contraintes. Cela veut dire que tout dépend maintenant de comment sont constitués les effectifs. Évidemment, si c'est un effectif à très forte base locale, au Sénégal, on aura un petit problème, dans la mesure où nos joueurs locaux n'auront pas beaucoup de compétition. Mais si c'est un effectif ouvert, comme c'est souvent le cas, à ce moment-là, il ne doit pas y avoir de problème. pàcc éliminatoire yi ñuy amal ñaar fukki fan ak juróom
ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi waruñ ko nag jàppee lu nar a yomb adversaire yu baax le Sénégal di jonganteel. Je pense qu'on va dérouler face à l'Égypte, le Kenya, simplement parce que nous recevons à Dakar, c'est ne pas connaître trop le basket. Je rappelle que l'Égypte est un gros poisson, particulièrement avec une équipe composée de joueurs locaux, mais des joueurs locaux de très grande valeur. La preuve, c'est que le Zamalek est champion de la première édition de la BAL. Et forcément, les joueurs du Zamalek vont faire partie de l'ossature de cette équipe. Donc, allons-y sans pression, mais avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'ambition. Et en nous disant également que rien ne nous sera donné. gaynde yi di door seeni jongante àjjuma bi seen diggante ak Égypte bu juróom benni waxtu si suñu ci jógee daje ak Kenya gaawu bi laataa ñuy laale ak République démocratique bu Congo dibéer bi. di yem ak yéen fii ci xibaar yi di leen jaajëfal dans quelques instants le temps que la belle Sahara Cissé s'installe et le 20h.